mbokk yi jërë ngeen jëf aman mbégte loolu di ànd ak yéen ci face à Dakaractu ba léegi ñu ngi ci dëkku sell bi di Touba xam ngeen ni élection yi ñu ngi koy waajal bu baax a baax mu dox ci diggante pouvoir ak kujje politique yi tey sunu gan Mouhamed Sylla di responsable politique APR fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mohamed maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Moustapha di nuyu waa Touba yëpp di ñaan yàlla Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér barki Xaadim Rasul ak mboolem njaboot gi topp ci ginnaawam. di nuyu également waa Dakaractu yi nga xam ne yéen a ñëw seet si ñu ngir ñu waxtaanee tolluwaayu dëkk bi waxtaan ci campagne bi ak ci élection yi. lii ñëpp di wax laay tàmbalee. gis nañ ne yaa ngi ci dëkk bi jot a def ay proximité laata sax campagne bi du ubbi waaye ñu bari dañ la jàppee mercenaire wax ne dafa mel ni dañ la fay yebal pour nga def benn travail politique looy tontu ci mot boobu di mercenaire. waaw xam nga mercenaire moom soo fekkee li muy tekk ci tubaab ñun doonuñu ko. parce que fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màgge amuñu tam lu ëpp Touba yaakaar naa ne ñi ñu xam ñëpp xam na suñu diggante ak Touba suñu tàmbalee ko ci mbaakol gi ñu bokk nga xam ne mën nañu wax ne daanaka genn wàllu waa Touba gi ay mbaakol lañ ñu bokk ci njaboot googu bokk ci njabootu Serigne Saliou yaroo fi màgge fi kon yaakaar naa ne côté boobu moom day dàqu beneen bi ci des mooy ci wàllum politique tam suñu diggante ak président Macky Sall mënuñ ci nekk ay mercenaires parce que loo xam ne bi ñu koy sos yaa ngi toog bokk ci ñi ko sos 2009 ak léegi mosoo cee génn kon yaakaar naa ne nekkoo ci mercenaire le fait que nag ñu ñuy woowee mercenaire mooy dafa am beneen doxalin bu bees boo xam ne ñun dañu def taxaw seetlu jàngat ne parce que kilifa gi daf ñu woolu ñu waxtaan ci suñu diggante ak moom ci Touba. mu laaj ñu sunu xalaat ñu wax ko tam lan mooy sunu xalaat mooy jàpp nañ ne fii kenn mënu ko blâmer ci wàllum bilan parce que liggéey na fi liggéey bu mucc ayib mais rapprochement digganteem ak population bi moo des après itam àggale wuñ ko fa loolu nag lañ ñëwoon ngir mu dakk looloo tax ñu def fi pré-campagne yu 2 mois yoo xam ne àgg ci askan bi tam xool seen jàngoro li ëpp ci jàngooree askan bi nag jigéen ñi mooy ay jàmbaar lañ dañoo bëgg a yaxantu dañoo bëgg a liggéey te amuñu ku leen jàppale te xëy na financement yu état bi génnee ci réew mi amuñu accès pour mën a xam fan lañ koy jëlee ji ñun ñu ñëw gàttandu leen teeru leen dimbale leen ci seenub liggéey ñu continuer di liggéey ba bërki démb rek am na mbootaay boo xam ne bi ma fa demee dama am satisfaction parce que 1 million lañ leen joxoon ñu dajale ñu woowaat ma dem fa ñu wax ñu ne am nañ bénéfice 80 000 ci boobaak léegi motul weer loolu nag yaakaar naa ne en dehors politique développement la ci dëkk bi mais lu amal njëriñ jigéen ñi la 240 mbootaay yi nga xam ne financé nañ leen 39 associations yi nga xam ne financé nañ leen ñoom la ñuy jël di waxtaan ak ñoom ci bulletin bi di xool naka lañ leen di coordonné kenn ku ne fa nga war a voté ñu jug jàppale la ci ay moyens taxawu la ba nga mën a dem wotel président Macky Sall ci jàmm ñibbisi waat sa kër ci jàmm kon ñun liñ ñu mission bi ñu yónni woon ay la yéwén benn pas bi moom réussite nañ ko mooy bu njëkk bi mooy ñëpp xam ne kenn ku ne sa rôle mooy jàpp ci ak ni nga ci war a jàppee parce que li ñu doon def ñëpp a ngi koy def léegi te avant ñun xewul woon kon loolu dafay wane ne réussite la te jàpp nañ ne nii ñu ko jàppee nii population bi moom amuñu benn argument bu ñu mën a contrer président Macky Sall budul amuñu accès ci moom gisuñu boppam seen bopp ci moom. alors yéen li ngeen doon def. yéen ak ñi ngeen di àndal ci dëkk bi di joxe ay financement ban garantie ngeen am ci ne dina am njariñ maanaam li ngeen bëgg parce que aussi population yi dañuy wax ne ñoom balaa leen du gis rek nu ne ay élection ngi ñëw est-ce que yéexu leen ñëw aussi. waaw xam nga également li tax ñu xam ne dina am ay garantie mooy ñun Touba lañ dëkk. xam nañu askanu Touba naka la ñuy xalaatee. waaye xam nañ ne itam ay goro fi dëkk nag. li ñuy kaas dañ ci légitime ndax boo bokkee ci réew bis bu set ngay dégg. ñuy tudd yenn chiffres yi ne mu ngi dugg ci financement mi ngi dugg ci nangam. te ñoom ay la yéwén dañoo amul interlocuteur seen diggante ak loolu. ñu ñëw taxawaay boobu mais yombalal leen ko également nga xam ne duñ ci bindante ay projet duñ ci kii dañuy ñëw waxtaan ak ñoom xool lan mooy seen jàngoro ñun boo waxee danañ xam kii lan mooy seen mébét te ay la yéwén ñi ngi koy jox da ngay xam ne ñii am nañ ci soxla parce que da nga leen fekk ñu yor seen kees def ci fanweeri junni wala ñeent fukki junni di ko lebalante seen biir di ci teg ñaar fukk ngir mu nekk dara ci ñoom. soo ñëwee yëkkati téeméeri junni wala 1 million jox leen ko dafay nekk loo xam ne daf leen di amal njariñ waaye day amal njariñ gox bii ñu dëkk muy Touba.
njariñ nag foo ko dégg rek satisfaction day daal di topp ci ginnaaw. parce que satisfaction moom ku ko am amuloo benn intérêt pour xeex sa bopp. mooy nit du am njariñam ba pare di ko yàq. koo gis si àdduna rek mu dëgmal benn affaire ba mu yàgg mu bàyyi ko. daf cee jàpp ne njariñam jeex na ci. mais tant que mu ngi ciy gis njariñam du dëpp. est-ce que xam ngeen ni seen dikk bi am na responsable politique yu nekk ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar yu mu neexul. waaw loolu xam nga loolu d'accord naa ko ndax àdduna. amul benn nit boo xamante ne nii. li ngay def ñëpp dinañ ci ànd à 100%. te it dafa metti ci commencement bi nga jékki-jékki gis sa ay moroom. sa ay nawle ñu ñëw di def loo xam ne ay la yéwén xëy na neexu la def. waaye suñ demee ba ca cappaandaw ga fii ñu toll. même ku bañoon xam nga ne li ñu doon def lu baax la. parce que yombalal na la sa liggéey. dañuy bëgg def loo xam ne ñëpp a koy bokk. tey lu mel ne ñëw ci ab quartier amul ndox ñu defal leen adduction d'eau. ñëw ci ab quartier ñu am association ñu xool matériel yi ñuy soxla yëpp ñu jëndal leen ko. xool groupement taekwondo yi xoolal xam nga li ñu def lépp loo xam ne boo ko defee ñëpp a koy bokk. mu nekk njariñ ci ñëpp. loolu mooy tax frustration di am seen diggante yi. loolu mooy tax li ngay def it am njariñ parce que bu ëllëgee ñu mën ko jariñoo. loolu lañ ci jublu te jàpp naa ne képp ku ñu mos a mere wala nga jàpp ne ni ñu doxee baaxul it tey gis nga ni li ñu doon def am na njariñ parce que déclenché na loo xam ne mi ngi ñuy yóbbu vers victoire incha allah. ndax li ma gis ci dëkk bi te di ko dégg. te ñëpp di ko defandoo. suñu yàlla defalee sutura ndam lu yaatu la ñu fi am incha allah. may fàttali ni ba léegi ñu ngi ci face à Dakaractu ànd ceeg Mouhamed Sylla Mouhamed dafa am lu nga xam ne depuis 2012 ñu ngi koy seetlu. mooy président Macky Sall à part élection yi mu gagné woon 2012. gañaatewu benn élection jaaru fi mu gagné ko ba ci référendum bi sax daf ko pertoon. alors loolu c'est un fait ma bëggoon xam bu ñu doon situé responsabilité bi fan lañ koy situé ndax président Macky Sall ci boppam moo deful li mu war a def wala responsable yi fi teewal. fii ma toog di wax ak yow nii élection yi wees woon ñun yiñ ci gagné ak yiñ ci perte fàtte nañ ko. parce que dañoo nekk à 10 jours à élection. te jàpp nañ ne élection yi di ñëw dafay weddi wax jooju bu le premier incha allah. bu ñuy savourer sunu victoire danañ mën a continuer waxtaan ci loolu wax la lan moo tax lan lañ ñun parce que def nañ diagnostic bu wér xam nañ lu taxoon ñuy perte. te dama laa wax ne le premier dinaa ñëw ne la lii moo taxoon ñuy perte te lii lañ ko dindee. mais war nga ko mën a wax léegi nag. non exemple xam nga dañuy wax ne ku jëm ci combat. doo joxe say clé. te comme dañu jëm ci combat boo xam ne ñun maîtriser nañ ko li ñuy def xam nañ ko. teg nañ ko ci yoon. ba nga xam ne fi mu ne nii ma toog di wax ak yow contrôler nañ ko suñu victoire incha allah te dinañ ko am ci kàttanu yàlla bu ñu ko amee nag. ñu savourer suñu victoire li nga xam ne aaji na jubbante suñu diggante ak suñu njiitu parti muy président Macky Sall aaji na ak suñu diggante suñu biir ñu defaraat toogaay yi président Macky Sall itam li ko war ci dëkk bu toll ne Touba mooy ci ay responsabilité ci utal xëy ndaw ñi ci utal jigéen ñi financement. loolu yëpp nag ñu taxaw ci beneen taxawaay bu bees boo xam ne bokkul ak li doon am. ok léegi li tax ngeen di perte yow bëgg ko wax man dinaa am lu ma la ci wax bokk na ci yéen kilifa yi APR yi balaa leen du gis rek élection jege bokk na ci aussi dëkk bii nga xam ne mooy Touba foo dem fu ne mi ngi inondé. non xam nga tonn nanu Moustapha liggéey amul ci gune yi. Moustapha xam nga ñun wax dëgg yàlla sooy wax loolu moom dafa nekk question. mais ñun toujours présent amul benn yoon boo xam ne. suñu dëkk soxla nañu wala suñu njaboot soxla nañu te taxawuñu. mën naa wax événement yi fi jaar yëpp parce que bi école di ubbi élection des na lu mat presque 10 mois. te ñun man personnellement joxe naa département bu Mbacké 10 000 cahiers. joxe fi ay banc ay table de banc comprendre nga. su ma demee ba mu yàgg jamono metti bi mbas mi ñëwee dëgg. on a ay tonni ceeb laa jël fii boole ko diwlin suukar. dimbalee ko ñi ma jàpp ne soxla nañ ko. comprendre li ma si dëkk bi ñi nga xam ne ñi ngi jëflanteeg man te xam ma waxtu wu nekk kenn ku nekk lii sa problème suñ ko yëgee dinañ ci def lu ñu mën. dafa fekk ne nag politique baax na mais des fois dafay nekk diggante nit ak nit. diggante nit ak nit yenn yi jërul fésal waaye ñun amul benn weekend man personnellement amul benn weekend boo xam ne bu ma nekkee Sénégal du ma nekk Touba. kon yaakaar naa ne ñun ku jege suñu askan lañ. moo tax ma ne la su luy jàllee président Macky Sall dëkk bu toll ne Touba war nañu mën a am au moins ay ministre ak directeur général yoo xam ne. tey ku jaaxle da ngay fëgg seen buntu kër ngir mën a régler sa yenn problème bi.
kon loolu yaakaar naa bu ne ngeen gagné. buñ incha allahu taala loolu gagné moom incha allah mu ngi suñu poos. waaye teewul li ma la wax sànq mooy li nga xam ne moom la ñuy teg suñu bët bis bu ne. surtout bu jamono nawet jotee. mooy Touba koñ boo dem dafay taa. te loolu problème boo xam ne bu yàgg la te président Macky Sall xam na ko. te nit ñi aussi loolu lu ñuy teg seen bët la. bu élection ñëwee seen xel bu ci demee mën na am lu sanctionné leen. waaw moom xam nga tey dëkk bu mel ne Touba. du problème mu taw mooy problème mu ndox mi. il faut que ñu xam dëgg li xew. tey Touba dafa am lu ñuy wax napp. mooy ndox bu nekk ci suuf. suuf nag su xasee am ndox dootul naan ndox. mooy waral bu tawee ndox mi suuf si du ko naan. loolu dara mënu ko lijjanti lu dul li président Macky Sall def. mooy ñu ut ay ingénieurs yoo xam ne loolu la seen xam-xam màcc. également y a 5 jours ci ginnaaw ministre bi yor wàllu loolu sëñ Mbaye Thiam mu ngi fi woon. ànd ak techniciens yi. y a 6 mois ci ginnaaw ba léegi président Macky Sall mu génneegum na 29 milliards. ñu ngi ci études yi parce que nekkul loo xam ne dañ ko war a régler rek ci élection yi. dañ ko war a régler carrément. mu génnee 29 milliards ñu ngi ci études yi bu ñu ko defaree étude ba pare ba tàmbali ko liggéey di nga gis ne ndox mi danañ ko jël te duñ nangu kër jàmbur yi. parce que tey am na ci budul boo ko deful étude bu sérieux kër yi dañuy mabbu wala à tout moment mën na indil waa Touba problème. kon jàpp naa ne étude mu ngi ci étude bu sérieux su paree itam boole ko assainissement bi nga xam ne def na ko fi. boo xoolee ndax bi daaw ci loolu sàkk pexe bi dañu mujj ne canalisation yi ñuy def suñu ko defee mu jëmaat ci nappe bi dafay gën a indi problème ci Touba. président Macky Sall génnee 4 milliards. ba ñu defar benn bassin ci booru Kër Ñang pour di fa vider ndox bi pour après ñu jël ko mën ko traiter nga xam ne ndox bi du dem ci nappe bi di gën a feesal nappe bi loolu yëpp ay pexe la yoo xam ne. mais boobu dama lay dog moom bu dee bassin bi moom danoo yokk ay briques rek mu xaw a jig kaw loolu. non yow yaa jàpp ne dañoo yokk ay briques dama ne. ndox bi dafa waroon dem ci canal bi. ñu gis ne bu demee ci canal bi dafay dellu ci nappe bi. te dafay gën a compliquer nappe bi. ñoom ñu def ay pexe pour jël canal bi détourner ko ci bassin bi. jël bassin bi yokk ko ngir mu gën a mën a jël comme liñ ci prévoir woon am na lu ñu ci dolliwaat. loolu moo tax nga jàppe ko ay briques mais brique mënut a téye ndox bassin dañ koy defar normal brique plein urdu xam nga. kuule lépp li war a def ñu def ko ba ndox mi di ko téye gisoo mu def benn jéyee. kon loolu effort la boo xam ne président Macky Sall mi ngi koy def. loolu dafa bokk ci réalisation yi nga xam ne bët du ci tege président dafa bëri lu mu def ci dëkk bi loo xam ne bët du ci tege. moo tax nag soo may wax waxu ndox bi foog ñu xam ne problème pour nga régler ko da ngay bàyyi problème am. parce que bu ñu ko réglé wul normal ci diiran ndànk-ndànk ba mu dañ mooy nga fexe nit ñi bañ a taa année bi bu année bee ñu taa loolu amul njëriñ ñun président Macky Sall dafa bëgg lépp lu muy def su ko defee ba pare beneen soxla la ñuy am waaye dootuñu am soxla boobu. de toute façon li nga wax lu leer la mais Serigne Mbaye Thiam moom ministre de l'assainissement bi mu fi ñëwee moom leeral na ne 23 milliards yooyu ñu ci dugal moom du tere jafe-jafe yi di continuer di am. non dama ne sëñ Mbaye Thiam lu mu wax ni ngeen ko déggale dafa ne li ma wax nii ak li sëñ Mbaye Thiam wax ñooy am mooy que dañu génnee 23 milliards génnee 5 milliards pour bassin bi. kon 29 la. 23 et quelque ak 5 et quelque. soo ko boolee day nekk 29 milliards moom le président débloqué. 5 milliards yi dañu jël ndox bi pour bañ mu dem ci nappe bi muy dem ci bassin bi ñu jël 23 milliards yi de commencé étude bi xam nga étude kenn mënu la wax ne la lii lañ ci def te étude bi parewul. waaye étude bi da nga koy accompagner loo xam ne li nga xam ne daar dafa war a am lu mel ne tuxal bassin bi. ndox mi mu bañ a jàll dem fee 5 milliards yi ci la bokk waaye étude bi tam. lépp lu mu wax ne daf ko war a def léegi pour 23 milliards yooyu disponible. pour ñu def ko loolu moo tax. mais président Macky Sall bu gisee ne lii pour mu dañ nappe bi dañ 200 milliards moo koy def moom pare na pour def ko parce que Touba jaral na ko sëñ Touba jaral na ko. et puis itam nit ñi mu jiite. ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi soxla bu ñu am njiit li moo ko war a def loolu la xam moo tax mu ngi koy def. d'accord de toute façon ñu ngi ci nawet. dinañ xool ndegam loolu dina am njëriñ may fàttali ba léegi ñu ngi ci face à Dakaractu. Mohamed Sylla est-ce que. amu leen déception bi président Macky Sall di tànn tête de liste mu tànn leen ku nga xam ne élection bi ko jiitu rek daf leen xeex muy Galas Kaltoum. ànd ak Idrissa Seck xeex leen. nu romb leen fii ñëpp daal di ni ko yow la ñu yaakaar yow la ñu wóolu nekkal tête de liste. waa xam nga kenn ku nekk libre nga pour sa gis-gis. mais ñun gisee wuñu noonu ñun ni ñu gisee mooy dañu jàpp ne président Macky Sall ak Galas Kaltoum. ku président Macky Sall war a àndal ci réew mi rek Galas Kaltoum moo ci gën a yey. lu tax parce que seen diggante 98 la ñu xamante nekk ay xarit boobu président Macky Sall nekkul directeur Petrosen nekkul ministre. nekkul ministre de l'intérieur nekkul président assemblée nationale
nekkul premier ministre loolu yëpp ñu jaar ko somme ko nekk ko ay xarit bu ñu demee ba sëñ Alaaji Baara nekk xalifa sëñ Touba président Macky Sall soxla président am jafe-jafe ak Ablaye Wade sëñ Alaaji Baara bu lijjantee diggante président Macky Sall ak président Ablaye Wade grâce à Galas Kaltoum su fekkente ne président Macky Sall ba sëñ Alaaji Baara di wax ak Ablaye Wade di ko ñaan la mu koy ñaan nanguwu koo may ba sëñ Alaaji Baara dogu ci Macky Sall jox ko big ne ko di nga signé décret loolu Galas Kaltoum lañ koy sante ànd boo gis nag bëñ ak làmmiñ ñoo gën a jege ñoo gën a nekki mbokk te léegi-léegi nit matt làmmiñam te du ko tey kon ñoom ñaar dañoo ànd nekk ay gor ñu dem ba seenu ànd am ñagas-ñagas Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum daraan wax ne ànd boo gis mënut a ñàkk xuloo mais boo xuloowee da ngay bàyyi buntu su buntu amuloon seen diggante nag réconciliation du mën a am ba mu koy jël di ko jiitalaat ci tête de liste bi dama bëgg ñu xam ne problème la woon problème ba jeex na loolu entre nit ak nit la tey jii président Macky Sall xanaa kon président Macky Sall warut a nekk président parce que dafa àndoon ak Ablaye Wade mu dem ba mënatuñoo ànd ñu am jafe-jafe ku nekk dem yàlla jox ko réew mi moom ak Galas Kaltoum ànd nañ mënatuñoo ànd dem nañ ba seen kilifa woo leen mooy Cheikh Mahamadul Muntaxa jubóole waat leen kenn ku ci ne jox ko cër respecté ko ñu nekkaat si jàmm mu gis ne maa ngi tànn te ñi may tànn ñëpp kenn gënu see légitime kii parce que sama xarit la yàgg na ci sama parti yàgg na maa jàppale mu jël ko tegaat ko ci kanamu nit ñi ñun lu ñuy def lu ñu mën a def lu dul nangu suñu choix wu suñu kilifa parce que parti xaaral parti pexe la wala xam nga parti su fekkee fekkee nit ñi xam nañ lan mooy parti politique parti politique du loo xam ne da ngay ñëw di imposer sa bopp dafa am ay contexte yoo xam ne ci la kilifa di tànne contexte yooyu kilifa gi dina xam lu mu mënta wax njabootam sa kër bis bu set nga xëy suba dogal fa loo xam ne mënoo ko wax ñi si des loolu nag su amee dañuy bàyyee suñu kilifa ñun suwaawam ñu d'accord ci nag fas yéene ko jàppale te gis nañ ne Galas Kaltoum ku baax la ku nit ñi am yaakaar ci moom la. beneen laaj bu ñëw sama xel léegi mooy est-ce que jàpp leen ni président Macky Sall aussi bokk na ci li leen di handicapé fii ci Touba ba du ngeen fi mën a gagné. bu ma jëlee exemple ni dund gi chéré ceeb dafa yokku diwlin dafa yokku ciment dafa yokku fer dafa yokku meew dafa yokku maanaam lépp li nit ñi dunde dafa yokk jamono ji li ci des mooy président Macky Sall aussi ci wàllum politique gis nañ ne li mu jot a jàpp ci ay nit tëj leen loolu dafa ñu bari dañ ne dafa bari est-ce que loolu bokkul ci li koy gàllankoor waaw jërëjëf waaye contexte bu nekk da ngay xam lu ko waral ceeb jékki-jékkiwul yokku suukar jékki-jékkiwul yokku diwlin jékki-jékkiwul yokku président Macky Sall mbas mi am na adduna bi tëje mu fexe ba tenir prix yi subventionné commerçant yi ba nga xam ne lu baree bari lu waroon a yokkuwul muy benn ñaareel bi mooy bi mbas mi jeexee guerru Ukraine bi Ukraine ak Sénégal ak Afrique sax laay wax dafa bëri lu leen lié surtout ci li ñuy jëfandikoo lu mel ne huile lu mel ne blé bi yooyu yëpp dafay répercuté wu waaye li gën a nga xam ne moo gën a répercuté wu ci àdduna bi mooy dollar bi ni mu yéegee tey bu ñu demee bay xayma dollar ak euro ñu bokk prix war nga xam ne àdduna bi kon dem na fu sori mais lu am da ngay xool effort yi am yi nga xam ne sa njiit def na ko ndax excellence président Macky Sall li jëm ci nga xam ne wàllum pétrole la on a mis 350 milliards pour que essence ak pétrole essence ak gasoil ak gaz mën a bañ a jógee fi mu nekkoon 350 milliards par an te loolu ñun ñëpp xam nañ ne réew mi ñu am dafa néew doole mais boo defee subvention 350 millions nga dem ci huile bi diwlin président Macky Sall def na subvention wu 23 milliards par weer pour huile bañ a dépasser yenn catégorie gi fii ma toog di wax ak yow nii litre diwlin mi ngi jar France 4 euros lay jar boo ko xoolee fii ak kii mooy benn litre diwlinu France mën nga ci jënd ñetti litre diwlin fii ci Dakar kon jàpp naa ne sunu kilifa def na effort bu rëy a rëy su fekkee ay ceeb la ak diwlin li taxoon président Macky Sall doon rayante pour autosuffisance au riz am ci réew mi mooy yu mel nii su amoon kon danañ mën a lekk sunu ceebu mbay mii ceeb bi yokku mooy ceeb bi ñuy importer mais boo demee fii risatol bu fekkee bëgg ngaa lekk ceeb bi ñuy bay fii 1 franc yokkuwu ci c'est-à-dire mën nañuy raaxaloo waale ci yokk gi am ak yëpp waaye nag nañuy xool effort yi am parce que président Macky Sall su jël woon yenn effort yi def ko tey fii dëkk bi dina méttiwaay boo xam ne ñëpp danañ ko yëgandoo ci tëj yi nag tëj yi xam ne léegi li ngay wax ci waxu tëj man personnellement Abdou Mbacké Bara Dolly mu tëj man personnellement dama lay wax ne la man président Macky Sall gisaguma ku mu tëj te defoo dara
te it gisuma ne président Macky Sall moo leen di tëj. xam nga lu tax. bi njëkk mooy su fekkente ne semaine ba ko njëkk da nga laaj autorisation préfet jox la ko bu la préfet joxee autorisation parce que am na renseignement bu toll ni mën ngaa marché te dara du xew su la ko defalee nga dem marché te dara xewul am nga dëgg préfet am na dëgg su fekkente ne préfet dafa ne rassemblement bii dafa nar a am lu ci rax. mu am ay renseignement yoo xam ne état du xam lépp di wax lépp mu am ay renseignement jël ko aaye kii bi képp ku génn loi bi moo gën a kawe ñëpp képp ku génn mooy yow yaa provoqué sa jàpp yaa provoqué sa taal réew mi yaa provoqué def lu la neex te nag am réew bu ñu ci nekkee kenn du def lu la neex Ahmed Aïdara looloo ko dugal ci kaso bi Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly sunu xarit la mais teewul li mu wax soo demee ba sag njabootu bopp gën di jégalu boo defuloon dara kenn du la jégalul yaa ngi dëgg Khalifa Sall su amuloon caisse d'avance mais du am problème. mais justement Abdou Mbacké Bara Dolly li mu wax ne Macky Sall dana dem kaso looloo ci tontu. xam nga loolu moom yéenam la xam nga ni ku nekk bu la neexee nga yéene ne diw dana dem kaso waaye moom ay waxam compte xam nga lu tax. parce que yorul nguur du procureur Macky Sall defu ko lu tax muy koy yóbbu kaso su ko Macky Sall tooñee na dem porter ko plainte loolu légitime na ci. bu gisee ne président Macky Sall dafa def lu dul yoon ci réew mi na dem porter ko plainte mais président Macky Sall mënul nekk ci réew mi di liggéey réew mi yow koo xam ne juróom benni at yaa ngi ko topp di ko saaga adduna bépp maase nañ ne da nga ko yab te nag nit lu mu tuuti kilifa la waxuma la nag ku jiite koo xam ne sa kilifa yi nga am yëpp mooy seen kilifa ay la yéwén boo respecté say kilifa da nga koy respecté parce que réew mi nag ku fi yewoo yàlla moo dogal ne président Macky Sall mooy sa kilifa ñaari njiit ñoo am ci réew mi mooy ki jiite réew mi ak ñi jiite diine ji ñi jiite diine jëpp l'ensemble des Sénégal maase nañ wekk ko jox ko cër di ko ñaanal te di ko jàppale ci liggéeyam. ok kon nag képp ku ko dévier nga sa bopp. waaye dévier nga say kilifa. dévier nga tam loo xam ne nii kenn du la ko nangul mooy république bi ñu bokk. république la képp ku wàcc république bi ak koo mën a doon dañ lay teg ci yoon. Mohamed Sylla dernière question lan moo tax bu ne Ousmane Sonko rek yéen waa APR seen fit dem. non Ousmane Sonko lu muy yóbboo suñu fit Ousmane Sonko dama bëgg nga xam benn affaire. c'est-à-dire du problème boo xam ne lu extraordinaire la. Ousmane Sonko 2016 ba léegi la am parti. musta xëccoog président Macky Sall gañe ko kooku du problème. xëccoo donc Ziguinchor gañe ko. Ziguinchor kese moo doon Sénégal ku demoon ci département yëpp gañe benn département ne nga ne mooy Sénégal. comprendre tey jii may wax ak yow président Macky Sall 2012 ak léegi mooy majorité ci réew mi loolu la yàlla dogal élection yu ñu dem moom mooy am majorité élection yi di ñëw dana ko dëggalaat ci kàttanu yàlla te élection yi bu jàllee président Macky Sall nomel ñu premier ministre nommé gouvernement ñu continuer suñu liggéey BRT bi continuer ñu port Ndayane bi continuer liggéey yi continuer sénégalais yi bu ko soxlawaatee ñu joxaat ko. mais am na loolu est-ce que seetlu nga li ma seetlu dama gis seen caravane yi yenn saa yi buy daw ci Touba ay nit romb naan Sonko loolu yaa ngi koy dégg. loolu esprit sabotage la te loolu ci parti yëpp la am bu fekkee démb Kaolack la nga dégg ñu wax ko Sonko moo gën a ñaaw fuuf lañ ñuy wax ñun loolu ci réew mi la loolu du ci ay Macky Sall wala Sonko wala nangam comprendre réew mi moom dafa nekk dafa bari lu bees lu fi am loo xam ne wax dëgg yàlla daawu fi am xëy na ñoom wàll gu bees gi fi ñëw ñoo ko fi indi waaye nag ni ñu koy defee caravane président Macky Sall noonu lañ koy defee caravane Sonko noonu lañ koy defee caravane Pape Djibril Fall noonu lañ koy defee caravane keneen kon li am solo mooy ñun yooxu geeg wax ju bëri jeeg conférence de presse yeeg lépp am na njariñ waaye li ëpp njariñ ci ñun mooy urne yi moom chaque instant li muy génne ñun lay favorable loolu rek moo ñu amal njariñ. looy tàggatoo ndax émission bi jeex na. waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaax waa Touba ñu xam ne président Macky Sall taalibeb Cheikh Mouhamadoul Mountakha la ku Serigne Mountakha gërëm la ku njabootu Serigne Touba gi gërëm la ku liggéeyal président ku liggéeyal Serigne Touba la fii ci Touba ndax lu baree bari loo xam ne dëkk bi yitte woon na ko def na ko fi lu mel ne hôpital bu mag bii mu fi def tabaxaat hôpital ci biir hôpital muy hôpital Matlaboul Fawzeyni def fa 6 milliards 500 def fi Ila Touba boo xam ne tey jii léegi bu la neexoon nga dem Dakar ñëwaat ci 2 heures de temps def fi ay ñu ngi waaj a lancé fii benn pôle urbain boo xam ne pour ndaw ñi gën a mën a am fu ñuy liggéeyee ñu ngi koy def fii sama wetu kër kon jàpp naa ne président Macky Sall mi ngi bàyyi xel waa Touba di bàyyi xel jeunesse Touba di bàyyi xel jigéenu Touba yi fii may wax ak yow nii promise ñëw na fi war a am ay financement yu muy defal jigéen ñi fii ma toog di wax ak yow nii ministre de la femme am na financement yu mu fi dugal yoo xam ne minimum 300 personnes dinañ ci am te tàmbali na mardi bi passé kon jàpp naa ne président xam na li muy def yéene na waa Touba
te li ma gis nii mooy waa Touba dañ leen a jaxase woon ak moom dañoo ay nit ñoo ñëwoon di yàq deram ak di wax loo xam dara du ci dëgg te loolu yëpp yàlla suturaal nañu ba dëgg gi feeñ na. li war mooy ñu def émission ñu def élection yi ci jàmm. ñu woote ñëpp ñu def fair play ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk le 31 day jàll ñu nekk fi nekk ay xarit nekk ay mbokk nekk ay dëkkandoo kon nañ ko rafetal bu jàllee itam ñu continué waat mën a dund suñu dund ci jàmm parce que lii am mooy bu fekkente ne ñëpp dañuy xëccoo ngir defalal réew mi jàpp naa ne ku ci gañe da ngay ki ñu gañe dafa war a nangu ne kii la nit ñi bëgg mu defaral ma nga mën ko accepter féliciter ko ba pare itam dem liggéeywaat sa liggéey ba laaj jotaat nga ñëw laaj loolu mooy affaire bi ñu ciy woo ñëpp di ñaan yàlla defal ñu ndam fii ci Touba di ñaan yàlla defal ñu ndam tam ci Sénégal l'ensemble des Sénégal di gis ne boo xoolee fi Mimi Touré jaar fépp démb Casamance gi ngay wax bi fa soxna Aminata Touré suñu tête de liste si jaaree jàpp naa ne am nañ ci satisfaction boo xam ne gëmuñu woon ne sax waa Casamance bàyyee nañ ni xel président Macky Sall bàyyi ko xel Aminata Touré kon ñu ngi ñaan daal yàlla defal ñu ndam defal ñu sutura di leen sant bu baax di leen gërëm waa Dakaractu parce que man ci kër gi laa bokk. Mohamed jërëjëf. mu nekkoon kon face à Dakaractu Mohamed Sylla moo nekkoon sunu gan nu àndoon ceeg Seydina Ousmane Sarr ci caméra bi ak Serigne Mbacke Fall Mamadou Moustapha Mbaye mu leen ko doon présenté di leen digub daje incha allah ci yeneen jamono.